salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp salaamaaleykum voilà donc sama gars yi tas leen vidéo bi ñëw leen connecté wu alma micro bi waaye pardon alma micro bi voilà donc sama gars yi partagé leen vidéo bi micro bu ndaw ñëw leen partagé leen vidéo bi sama gaay on va parler. salaamaaleykum mbokk yi man la Kayz Fof waa Senpic man lañ doon waxal partagé leen vidéo bi sénégalais yi dégg ma s'il vous plaît yéen ñëpp partagé leen ko maa ngi leen di sant bu baax pour soutien bi ñun amul dara lu ñu ragal ci xeex bu ñuy xeex waa Senpic laay tontu association des lèche-cul de Macky Sall association des lèche-cul de Macky Sall ñoom laay waxal partagé leen ma vidéo bi ñu jot ko ñoom ñëpp ay lèche-cul Macky Sall lañu il lui lèche les fesses donc dama am benn message pour waa Senpic da ngeen ne man da ngeen di def association contre Kayz Fof yéen waa Senpic association des lèche-cul de Macky Sall da ngeen di def association contre Kayz Fof parce que da ngeen jàpp ni Kayz Fof xeex bu muy xeex def ci ragal Macky Sall wala def ci ragal ay association yéen bu fekkee yéen nekkoon ngeen ay journaliste sénégalais yi duñu tumaranke ba ñëw ci internet bi di déglu ay activiste pour am ay information espèce de lèche-cul ay góor jigéen yu mag ngeen yéen tey dinaa wax ak yéen pour yéen man damaa ragal ñun xeex bu ñuy xeex dañ ciy ragal prison dañ ciy ragal ay plainte day tax ñu dellu ginnaaw xanaa xamoo leen ki ngeen di waxal Kayz Fof la de man la Kayz Fof man ngeen di waxal très bien sama gars yi partagé leen vidéo bi sama page bi nag dañ ko censuré donc lancé wu ma ko YouTube fii laa ko lancé après dinaa def direct ci YouTube bi ci sama chaîne Kayz Fof TV sama page bi dañ ko censuré donc partagé leen foog ngeen partagé ko bu baax a baax pour ñëpp jot ko donc confié naa leen liggéey boobu man maa ngi gérer communication bi yéen gérer leen partage bi comme toujours voilà on va parler le son n'est pas bon ah bon xaar leen ma déglu non le son est bon le son est bon le son est bon non le son est bon voilà le son est bon non le son est bon maintenant sol naa micro bi le son est bon voilà donc partagez leen ko sol naa micro bi partagez leen ko voilà le son est bon voilà léegi partagez leen ko sol naa micro baa ngi nii son bi baax na voilà man la Kayz Fof man la dinaa leen liiral ñun waa Senpic nee nañ dañoo def déclaration dañoo def motion contre Kayz Fof donc jotuma kii bu officiel bi ay média fenkat waa Sénégal mën a duul Sénégal dafa bokk ci média yoo xam ne dañuy manipuler sénégalais yéen tamit mun ngeen porter plainte contre Kayz Fof waa Sénégal yéen tamit mun ngeen porter plainte contre Kayz Fof maa ngi xaar seen plainte bi yéen tamit parce que ndax sénégalais ngeen nekkee di jël ay affaire de fanatisme di ko def promotion pour sénégalais yi nekk ci fanatisme boobu ku bëgg sëriñ kii bësal j'aime ku bëgg kii di jël xelu sénégalais yi tourner ko vers le fanatisme ñun du loolu la ñuy xeex ci Sénégal ñun lu ñuy xeex Sénégal mooy sénégalais yi moom seen bopp yéen Sénégal seen liggéey yépp ku ànd ak sëriñ si ngeen partagé ko ci kii bi kuy wax loo xamante ni pour Sénégal yépp la bu ci tuddee sëriñ rek moom warul jàll Sénégal yéen waa Sénégal loolu mooy seen liggéey nit ñi xam nañ leen
média la boo xam ne propagande maraboutique lay def man maa leen ko wax tey Sénégo média la boo xam ne propagande maraboutique lay def ci Sénégal partagé leen vidéo bi mu yaatu sama gaay waa Sénégo dinaa leen démasquer yéen tamit mu ngeen porter plainte contre Kayz Fof Sénégo porter leen plainte ah yéen tamit porter leen plainte Sénégo propagande maraboutique lay def propagande maraboutique dañuy jël xelu sénégalais yépp bu ko concentrer ci fanatisme voilà ñun nekkuñu ñun suñu xeex bi révolution la dañoo bëgg sénégalais yi moom seen bopp yéen propagande maraboutique ngeen di def voilà pour yéen sénégalais yépp ku ne barki lii barki lee kooku moo war a génn ci seen média yi waaye képp kuy ne sénégalais yi da ngeen war a fexe seen xel bi ngeen moomal ko seen bopp bi yéen a ko moom fexe leen li leen arrangé ngeen def ko li leen arrangé wu képp ku leen ko wax bu fekkee arrangé wul réew mi bàyyi leen ko ngeen nekk ci lu arrangé réew mi képp ku koy wax sénégalais yi rek Sénégo da lay def noonu parce que day ne yow da ngay sensibiliser da ngay yee sénégalais yi ñoom lu ñu bëgg mooy sénégalais yi di naan ci ay eskay rek ay dégg naa maam defoon na lii dégg naa kii defoon na lee dégg naa kii nettali woon na loolu du xam-xam loolu ay fen la xam-xam dañ koy bind mu leer nañ waaye ay dégg naa lépp ay duul la Sénégo ci ay dégg naa yaakaar naa foog naa ni kii benn bu waaju baa waxoon na fi li lépp ay fen la donc ñoom ci loolu lañ leen di bëgg concentrer xelu sénégalais yéen li ngeen war a xalaat ñi nekk diaspora fii nii ñooy taalibe man ci ñi ma jàpp ñuy taalibe yu gën a gëm sëñ bi que ñu bëri nekk Sénégal parce que ñooñu dañoo xam ne ci liggéey la nit war a teddee ci liggéey la nit war a amee lépp lu mu am mais ci corruption ci nax sénégalais yi ci dox ci maynu sénégalais yi di leen nax ci fanatisme boo xamante ni nit yi dañ ko def fond de commerce waa Sénégal loolu mooy seen liggéey waa Sénégal loolu mooy seen liggéey def propagande fanatisme jël xelu sénégalais yëpp concentré ko fenn ngeen bañ a moom seen bopp parce que man dama respecter beaucoup les chefs religieux du Sénégal waaye dafa am ñoo xamante ni muy média muy quoi que ce soit dañuy dundee turu sëriñ yi dañuy dundee liggéeyu Cheikh Ahmadou Bamba di ci manipuler ay nit di ci encaisser xaalis di nax sénégalais jeunesse bi seen bopp yépp li ngeen war a moomee seen bopp li ngeen war a xalaatalee seen bopp ñu leen di jël concentré ci ay yëfu dof yoo xamante ni vraiment du loolu mooy développer un pays bu fekkee Europe lu ko développé ay déggoon naa sama maam defoon na lii déggoon naa kon science boo xamante ni sëriñ si bu feebaree mu ñëw faju ji Europe science boobu du ko ñëw uti fii du ko ñëw médecine boobu du fi ñëw di ko uti ji bu fekkee ñoom ci seen ay waxu maam lañ toog depuis ay centaine d'années bañ a liggéey bañ a dem uti science bañ a dem jàng di toog chaque jour dégg naa maam defoon na li dégg naa maam defoon na li bu fekkee Europe loolu moo defaroon Europe sëriñ si du feebar bàyyi Sénégal bàyyi hôpital Sénégal yi ñëw faju France ñun Europe lañ nekk ñun kenn du ñu nax ñun dañoo tukki xam adduna bi ñëw toog ci benn place ñii dañoo bëgg yéen ngeen nekk ay nit ñoo xamante ni seen journée bi yépp ci ay waxu maam def na lii loolu maam lu mu def yow mun nga ko def liggéey ko am loo xam ne yàlla may na la ko comme ni mu ko mayee maam mais ñoom lu ñu bëgg mythifier diviniser des personnes alors que du loolu mooy diine gi Sénégal loolu lay liggéey média Sénégal yu bari yi ngeen gis ay média la yoo xam ne politique bi dañ leen di financer pour que ñu jël seen xel bi concentré ko ci religion bi pour ngeen bañ a moom seen bopp comme ça boo leen dëggee wax jóge na fii rek yéen ñëpp ngeen toog du loolu mooy développer réew du loolu mooy yóbbu révolution ci kanam Guy Marius Sagna jàpp nañ ko fi agressé ko kenn waxul gars yi yépp ñaan nañ ñu fii pour ñu toog ne ñu bëgguñu fitna ci réew mi jàpp nañ Guy Marius Sagna toroxal ko kenn waxul yaakaar naa bu ñu tooñee sénégalais yi boo ñaanee sénégalais yi ñu may la bu ñu tooñee sénégalais yi war ngaa génn ne tooñ bu ñu tooñ sénégalais yi ni arrêté leen ko parce que lii mooy yóbbu réew mi fu ñu bëggul mu yegg mais di nga ñaan nit yi nangul la ko mais saa yu ñuy tooñ population bi yow doo wax ba fu affaire yi demee ba commencé éclater ngeen ñëw accaparé wu xeex bi ne da ngeen di dalal xelu nit ñi man lii laa nangul ci Sénégal Sénégal du continuer doxee nii donc képp ku wax rek ñu ne la da ngaa contre lii da ngaa contre lii da ngeen di xeex lii parce que bugguñu ñëw leen Europe ngeen xool ndax français yi chaque jour dañuy toog déggoo la fi defoon lii déggoo la fi defoon lii déggoo la fi defoon lii français yi chaque jour ñu ngi liggéey ci seen présent ñoom lan la ñu war a mën a bàyyil seen génération pas maam lu mu ñu fi bàyyil de waaye ñun ñii lan la ñu war a bàyyil suñu doom yi waaye yow nga toog ci waxu maam ba dee sa doom toog ci waxu maam ba dee doomam chaque jour ñun duñu avancer chaque jour ci passé la ñuy dund passé parce que présent baa ngi ñuy rëcc te ñun bëgguñu yeew ci présent boobu présent baa ngi ñuy rëcc mais chaque jour ñun dañuy bëgg nekk ci passé lu fi amoon léegi présent bi ñu war a defar nag ñu daal di ko fàtte
loolu mooy manipulation bu am Sénégal waa Senpic yéen laay waxal ay corrompu ngeen yéen yëpp la responsabilité vous incombe yéen d'abord yéen média mensonge yi parce que yéen ay tënk xelu xale yi ci ay affaire de passé affaire de maam affaire de fanatisme au lieu que jeunes yi dem outil métier ngeen di jël jeunes yi di leen concentrer ci ay endroit yoo xamante ni mënuñu ci jëriñ seen bopp mënuñu ci jëriñ seen famille loolu mooy la vérité jël ay jeunes concentrer leen ci endroit di exploiter ay nit ci loo xamante ni mënuñu ci jëriñ seen bopp mënuñu ci jëriñ seen waajur yi c'est ça la vérité te Sénégal on va commencer à dire la vérité kenn mënu fi noor sénégalais yi ne sénégalais yi du ñu xam dëgg sénégalais yi da ngeen war a dem liggéeyi balaa ngeen di toog chaque jour di wax maamu keneen lu mu liggéey fexeel nga liggéey loo xamante ni sa doom yi sa sët yi dinañ ne lii sama maam moomu ko fi liggéeyal mais ngeen di toog di yuuxu maam yéen seen doom yi lan la ñuy xaar ci yéen lan la ñuy espérer am ci yéen seen vie mu ngi leen di rëcc donc fexe leen ñu ñëw xeex pour Sénégal boo xam ne day changé wu manipulation bu fi nekk ñu jëlee ko fi parce que benn affaire moo am il y a deux pouvoirs yoo xamante ni dañoo am doole ci Sénégal mais deux pouvoirs yëpp dañoo def coalition contre le peuple sénégalais mooy le pouvoir religieux et le pouvoir politique ñoom ñaar yëpp dañoo def coalition contre le Sénégal pouvoir boo xam ne nekkaloo fi pour askan bi ñun jeunes révolutionnaires yi dinañ la attaquer matin midi et soir pouvoir religieux doit se mettre au service du peuple waaye le peuple ne doit pas se mettre au service du pouvoir religieux le pouvoir religieux doit se mettre au service du peuple ñun kenn duñu manipuler yéen waa Sénégal di def propagande maraboutique di jël ay photo sëriñ ñaata j'aime pour sëriñ bi ñaata doo leen mës a jël lu am importance di ko won jeunes yi pour que mu inspirer leen mais nekk ci passé nekk ci fanatisme ci ay eskay di yuuxu di daanu di def ay affaire u dof loolu ngeen di bëgg sénégalais yi nekk tout le temps est-ce que loolu day développer réew pendant que xale tubaab yi xale chinois yi ñu ngi defal ay robot di defar ay machine à calculer calculatrice di defar ay téléphone portable yéen ñu ngi leen di ne toog leen yuuxu leen turu maam ne leen maam liggéey na fi lépp ne leen Sénégal benn bopp la maam ñaanal na ñëpp maam moom Sénégal maam yéen ngeen di toog ci wax boobu doo leen avancer réew mi du avancer ñuy toog di dellu ginnaaw chaque jour képp ku wax ñu ne day saaga sëriñ si te kenn waxu fi sëriñ si lu ñaaw mais seen système de manipulation bu ñuy manipuler Sénégalais yi moom lañ leen bëgg a yee ngeen xam nag nu mu demee di délirer di daanu di jël ay cours di ko dóor seen bopp yi ngeen am ci traumatisme crânien ngeen nar a dee suba ñu yóbbu leen hôpital boo jëlee cours boobu dóor ko sa bopp bi traumatisme crânien booy am sax hôpital Sénégal mënu ko faj ngay toog di yuuxu parce que ne nga yow kii nga ils aiment ça vous entretenir comme ça donc ñun jeunes yi révolutionnaires yi doo leen gis mukk ñu jël suñu ay vidéo di ko poster ci seen ay page propagande Serigne si propagande Macky Sall képp ku wax lu bon Ousmane Sonko ñu jël la passé la ci média yooyu ne kii moo xool déglu leen kii lu muy wax ci Pastef ñun chaque jour ñu génn wax lu am solo ci Sénégal duñ ko mës a génnee parce que loolu arrangé wu leen benn affaire moo leen arrangé encaissé xaalis si këru diine yi jox leen ay enveloppe en tant que journaliste kër diine yi bu ñu leen joxee enveloppe état bi tamit jox leen enveloppe noonu lay demee waa Senpic nee nañ dañoo def coalition contre Kayz Fof ñoom dañuy soutenir pour yéen la justice française dafa nekk justice boo xamante ni boo leen defee coalition day influencer ci décision juge yéen ay dof ngeen lii laa leen di wax dem leen jàng pour yéen justice su France justice su Sénégal la bu ci kii dugalee loxoom justice bi dina sanctionner Kayz Fof bu ñu defee lii justice pour yéen justice bi sax transparentul en France parce que Sénégal amul justice da ngeen yaakaar ni justice su France c'est comme justice su Sénégal nit mun na influencer décision juge association mun na influencer décision juge yéen ci jamono boobu ngeen toll parce que ay cancre ngeen yéen des petits blogueurs jàngoo leen amoo leen benn métier journalisme nekk animateur nekk lii ngeen ñëw di emmerder nit ñi vous pensez plus intelligent que les Sénégalais au cadre diplômé yoo xamante ni bitim réew lañ toj ci jàng ngeen ne ñooñu ngeen di manipuler mun ngeen manipuler ay cons mais ne pensez pas que vous manipulez les Sénégalais il faut que ngeen yeewu Sénégalais yi dem leen uti ji seen xëy bu changé wul songi leen état bi parce que li ngeen di toog di ko souffrir du kenn moo leen di jëlee ci souffrance boobu noonu turu maam bi ngeen di nekk du tur boobu moo leen di jox ngeen lekk maam liggéey na fi lu muy liggéey maam liggéey na lu mu fiy liggéey nee na bañ tubaab ci jaamu yàlla la bokk maam liggéey na fi lu mu fiy liggéey nee na bañ tubaab ci jaamu yàlla la bokk voilà nee na diine gi nee na leen bu kenn wax lu ñaaw
waaye buñ la sof buñ la tooñee bu kenn def lu ñaaw sauf bu ñu la tooñee chaque jour ñu tooñ sénégalais yi waaye ñoom seen diine bi dañ koy jël rek di ko transformer peuple bi moom moo am devoir ñii di ñu tooñ ñoom amuñu benn devoir envers le peuple jël diine bi def ko lu bon ba nit yi war a jëppi diine bi diine islam boo leen moytuwul Sénégal ñépp a koy bàyyi ndax ñii nii image bu ñuy wone ci diine mooy injustice dafa dagan xeex contre injustice lu yàlla tere la mentalité boobu lañ leen dugal injustice dafa dagan Macky Sall teg leen injustice dafa dagan yéen da ngeen ko war a muñ waaye jóg contre injustice rek loolu yàlla da ko tere loolu bu nekkee diine man ma nekk yéeféer bu nekkee loolu mooy diine man kaay foofu ma nekk yéeféer billaay wallaay talaay ma wax leen ko bu dee loolu mooy diine nit daf la war a nit am na droit teg la injustice waaye yow amoo droit répliquer bu dee loolu mooy diine man nekk naa yéeféer loolu du diine loolu seen diine la ñoom diine bu arrangé kilifa yoo xamante ni dañuy génn ñu jox leen enveloppe diine bu arrangé des petits marabouts yu ñu créé partout léegi émission Sénégal boo leen gis am na un petit marabout boo xam ne moom mooy le représentant de Dieu moom mooy fen ci turu islam donc jël nañu des petits marabouts créé leen bëri di dundee turu maam kenn du dem liggéey di dundee turu maam defoon na lii maam defoon na lii ñu jël enveloppe jox ko di nax ay nit gars yi di daanu di naan ay eskay ay eskay yéen Sénégal yaakaar ngeen ni dëkk noonu lañ koy développé ah yaakaar ngeen dëkk noonu lañ koy développé le seul pays boo xamante ni nostalgique d'un passé boo xamante ni ñoom fekkeewuñu ko seen papa yi fekkeewuñu ko mais chaque jour ci loolu la ñuy nekk di wax 24 heures sur 24 te seen présent baa ngi leen di rëcc au lieu que ngeen dem liggéey seen présent yéen a ngi toog di wax wax boo xamante ni génération boo xamante ni seen baay fekkeewu ko seen grand père a ko fekkee mais yéen a ngi toog nekk esclave de cette génération là ba seen présent fii nii mënoo leen ko construire boo waxee ñu ne day wax lu bon sëriñ si bugguñu kenn yeew bu ñu naree yee rek ñu ne non non kii day diggal sëriñ ñi day wax lu ñaaw sëriñ ñi dañ leen bëgg noot mentalement religion du l'opium du peuple ce sont certains chefs religieux corrompus ñoom ñooy l'opium du peuple Sëñ Touba waxoon na ko fi nee na dañoo war a moytu parce que gis nga nit boo xam ne dafa ñëw jël diine bi mbubboo ko ne dafa jàng il est pire que koo xamante ni jàngul sax di tromper ay nit parce que ku jàngul di tromper ay nit kooku xam-xamam du rëy ci tromper bu muy tromper nit ñi waaye ñi naan dañoo jàng ba pare di réeral nit ñi ñooñu seen crime bi mooy gën a rëy que ñoo xamante ni sax jànguñu parce que dañuy bon dañuy xam lu baax di wax lu contraire bi di jël ci aaya alquran lépp loo xamante ni soumission la ñu leen koy jàngal lépp loo xamante ni révolte la xeex injustice la ñu jël ne leen yàlla santaanewul loolu yàlla muñ la leen santaane di leen manipuler Macky Sall di def injustice ñoom du ñu mës a yëkkati seen kàddu wax ni Macky Sall injustice booy def du yoon waaye peuple bi bu waree révolté wu rek bu leen taar réew mi bu leen yàq réew mi ñun ñëpp a ko bokk réew mi ñun dañ fi yàgg kilifa yi liggéey ñaan nañ fi kilifa yi bu ñu ñaanoon fii nii ñaan boo xamante ni Macky Sall mu ngi koy jëfee yaakaar ngeen ne dëkk bi dina jël yoon bu mu nekk di jël nii ñaanu kilifa yi bu dee Macky Sall mu ngi ko doon jëfee yaakaar ngeen Sénégal dina jël direction bu muy demee nii Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar di nax nit ñi di fen nit ñi jël ñëpp bëgg leen def ay paralysé mentaux lañ leen def ñoo xamante ni seen cerveau bi dafa am paralysie mënoo leen xalaat waaw Sénégal pour nga siw foog nga wax maam Sénégal pour nga siw foog nga ne man ci tarixa man tijaan laa laayeen laa wala lii laa Sénégal pour que ñu bëgg la foog nga jël comme si c'est ça le plus important dans le pays comme si c'est ça le plus important dans le pays boo newul murit laa boo newul tijaan nga boo newul xaadar nga boo newul ñaseen nga waroo tekki ci Sénégal moo tax ñu nekk dëkk yu gën a arriéré parce que ñoom ci loolu lañ leen di téye chaque jour di leen ci manipuler ci loolu lañ leen di téye foog ñu waxante dëgg dans ce pays là dëgg neexul nag boo koy wax ñëpp duñu kontaan waaye ñëpp xamee nañ dëgg ku koy wax ñëpp xam nañ ni kii dëgg lay wax donc yéen waa Senpic ak yéen média yi ak yéen média yi di jël xelu Sénégalais yi tënku ko ci affaire de maam ku bëgg sëñ Fallou bësal j'aime ku bëgg sëñ Touba bësal 10 000 j'aime nga gis gars yi dem bës 20 000 j'aime ñun ñu ngi fii direct di leen yee bu ñu leen nee bës leen j'aime duñ ko sax bës parce que seen cerveau bi dañ ko conditionné pour que ñuy aimer lépp lu ñu wax maam lépp lu ñu wax sëriñ kii ni loo xamante ni du changer seen vie tey du changer seen vie suba ki ko def yàlla mu ngi ko ci may tiyaaba bu mu liggéey ci kaw suuf yéen au lieu que ngeen liggéey yéen li leen yàlla war a mën a jox ngeen di nekk di wax ci loolu ngeen ne da ngeen ci am yokkute
loolu ku nekk day liggéeyal boppam yow jour yowmal qiyaama chaque âme ne répondra que de ce qu'il aura fait sur terre yàlla jàngoo leen alquran jour yowmal qiyaama pop du tal doom yaay du tal doom ku nekk boppam lay tal yéen loolu islam la alquran a ko wax bu dee ay jullit ngeen war ngeen gëm alquran soit Sénégal ñun dañuy génnee diine boo xamante ni du islam jël leen beneen tour ngeen ne lii mooy religion Sénégal mais ce n'est pas musulman jël leen beneen diine ngeen créé ko parce que diine gi mënu fi nekk ngeen jël beneen wax teg ko ci kaw diine ci kaw alquran ngeen ne yéen da ngeen nekk ay musulman ay yéeféer ngeen Sénégal 80 xaw ma ñaata % bu ñuy wax moitié bi yëpp ay yéeféer lañ parce que moitié bi yëpp lu ñu gëm du luy alquran wax lu sunna wax te bëgguñu kenn wax si boo waxee ñu ne la yow da ngaa perte léegi seen diine bu bees bu ñu créé boobu di ci nax ay nit boo waxul lu neex boo waxul sëñ si dañ ko kii sëñ si gi Sénégal du la génnee Sénégal lépp lu muy génnee mooy ñoo xam ne dañuy continuer ci propagande boobu lañ nekk di nax sénégalais yi di leen ne yéen waroo leen liggéey dara liggéeyal nañ leen lépp sëñ bi liggéey na fi lépp li ngeen waroon liggéey loolu mooy développer réew sama gaay ah bu leen liggéey dara yéen banque leen seen loxo li ngeen waroon def yépp sëñ bi defal na leen ko loolu mooy construire un pays États-Unis loolu moo ko tabax France loolu moo ko tabax Allemagne loolu moo ko tabax bu leen liggéey dara banque leen seen loxo yi loo leen waroon liggéey yépp sëñ bi liggéeyal na leen ko kon ngeen nekkoon ci paradis yéen da ngeen nekk di dund lu neex da ngeen nekk ci arjana sama gaay déggoo leen li ma leen wax de man lu ma neex laay wax déggoo leen de saagawuma fi kenn waaye dictature bi ngeen di yóbbu ci ay télé di yóbbu ci ay rajo dictature boobu moo amul ci page Kayz Fof bii nii man lu ma neex laay wax amul attention amul dara sujet bu ma neex laay wax ku mu neexul nag bul partager ku mu neexul bu ko seetaan waaye attention bul dugg ci lii bul dugg ci léeg-léeg léegi da ngeen di dem ci ñoo xamante ni yéen a leen di fay wala yéen am ngeen baat ci ñoom ngeen wax leen loolu waaye man moomoo leen ma yéen taxoo leen may génn di wax kenn envoyé ma pour may wax lu ma neex sama sujet maa koy choisir sama bopp mu neex la nga seetaan neexu la nga dem sa yoon mais c'est tellement simple waaye di ñëw ci commentaire yi non bul dugg ci loolu bul def lii yéen a ma moom yéen a may fay li may wax c'est pour que mu neex leen yéen man luy yee sénégalais yi laay wax je ne suis pas là pour être un traître ou un escroc boo xamante ni day ñëw di jël xelu sénégalais au lieu que mu delloo leen ko muy fexe nu ñuy gën a réeree je ne suis pas dans ça de moi je ne suis pas dans ça de est-ce que vous avez compris donc yéen waa Senpic xam nañ seen liggéey luy defar Sénégal buggoo leen kenn ku koy tudd luy defar Sénégal musoo leen ci nekk luy nax sénégalais yi rek ngeen di nekk defal propagande Macky Sall pour mu jox leen xaalis defal propagande sëñ si pour mu jox leen xaalis lépp luy sensationnel lépp luy distraction ngeen jël ko kii wax na lii artiste bi nii wax na lii comédien bi nii clash na kii def na lii ci loolu ngeen bëgg a tënk sénégalais yi buggoo leen sénégalais yi am seen moom seen xel bi ñun loolu buñ ko defee dañuy trahir combat bi parce que gëmuñu loolu man gëmuma loolu dama jéppi loolu dama bañ loolu dama bëgg ngeen moom seen bopp ngeen jóg dëkk bi doxul ngeen jëlee Macky Sall bu leen déglu kenn parce que lu nekk seen biir kër muy metti du kenn mooy ñëw chaque jour di leen jox dépense donc du kooku moo la war a wax li ngay def boo toogee amoo looy fajoo amoo garab amoo yére booy sol tabaski wala korité du kenn mooy ñëw jëndal la yére du kenn mooy ñëw jëndal la xar du kenn moo lay ñëw yóbbu la hôpital lu leen di yóbbu ci gaal gi bu dee solidarité amoon na ci réew mi yéen du ngeen dugg ci gaal ba seen frère bi dee ci gaal gi ba seen mag ji dee ci gaal gi ba keneen ak keneen dee ci gaal gi solidarité amul ci réew mi minorité bu ñu noot dañoo def coalition contre ñun ba pare yéen ngeen di jàppale minorité boobu pour mu gën ñu noot te comprendre leen ni ñooñu ñooy ñu noot minorité boobu daf leen di exploiter yéen peuple bi di ñu diviser pour que yéen ngeen ñëw soutenir leen ci kaw milliards yu ñuy gagné seen kaw alors que yéen a ngi uti 50 francs boo leen di am ci journée bi 100 francs boo leen di am ci journée bi te yéenay ñëw di soutenir ñooñu di ñu noot seen vie dara baaxu ci li ngeen di lekk sax weer bu dee weer amoo leen ko mataloo leen ko
ba di xalaat préparer avenir sa doom amoo leen ko donc bu ñu leen di wax luy defar ñun ñëpp suñu vie ngeen di nekk di génn di ñu xeex ci loo xam ne pour seen intérêt la yéen ngeen di jàppale ñi nga xamante ni ñoom lépp lu ñu def dañ ciy gagné xaalis buñ ne peuple bi noppil dañ leen di jox milliards buñ ne peuple bi noppil terrain bu jar 5 milliards mun nañ leen ko may ñu jaay 5 terrain bi 5 milliards ñu encaissé seen 5 milliards mais yéen peuple bi yéen yéenay ne waaw man dégg naa ngeen yaakaar ni nit yi noonu la ñuy waxee nii rek gratuitement seen cerveau bi dañ ko jël dénk ko ay nit politiciens yi am benn parti kilifa këru diine yi am benn parti këru diine yépp laay wax nag waxuma benn këru diine Sénégal yépp laay wax këru diine yi am benn parti seen cerveau bu ñu moom donc fa ngeen moom seen bopp yëfu dof yi développé wul dëkk liggéey mooy développé dëkk yeewu mooy développé dëkk waaye médias yi tant que désabonné woo leen ci médias yi dañuy continuer di leen nax parce que bëgguñu ngeen yeewu saa yow leen waree dem rek ñu indi leen distraction commencé indi leen bëre naan leen bëre foo la boo waxee ñu ne la non bëre suñu cosaan la foo la ay nit di ci gagné 100 millions de francs CFA ñu ne leen loolu foo la yéen mii di dem ci làmb yooyu noonu 50 000 francs amoo leen ko ci weer bu dee ñu ne leen bëre boobu foo la ay nit di dóorante kurpeñ yu tàng jiir ñu ne leen non lii foo la ay nit di liggéey ngeen di dem seetaan ñuy liggéey seen kaw di jox cachet di jox seen billet seen ticket ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci ñu noot ñoom Gaston ñoom ñoo ànd ak état bi di noot Sénégal ngeen jël seen billet ngeen dem joxaat ko ñooñu yokk doole ñuy xeex askan bi ngeen dem yokk leen doole bu ñu waxee ngeen ne non bëre bi suñu cosaan la bëre bi suñu aada la ana lu mu changé seen vie yéen ñi ko yàgg seetaan ana bëre bi fu mu avancé seen àdduna ana loo leen ci gagné nit looy def da nga ciy uti avancement da ngay xaw eux ils sont égoïstes Macky Sall fii la rey 15 personnes man bu ma nekkoon bërikat bu ma nee am naa cachet 100 millions sax dama koy ne buggatuma sa cachet mu jël drapeau chef de l'État boo xam ne après bu mu reyee 15 personnes ñu ne lii nag drapeau chef de l'État la yéen ñépp ngeen dem fees ci stade bi drapeau chef de l'État bu jógee rey 15 personnes organiser drapeau du chef de l'État ne leen kaay leen encore rey naa leen waaye léegi indil naa leen foo caaxaan ñépp dawaat toppaat ko ci caaxaan buñ leen ne yeewu leen nañu xalaat gaay ne duñu xalaat ñun suñu àdduna bi yépp dañ ko risqué samay mbokk boo ñëwee sax di leen wax sama wax dañ lay ne kooku noonu ñun yàlla lañ ko dënk parce que jàpp nañ ni chaque jour mun na dee moom mi chaque jour bu waxee ak ñun daf ñu ne bés bu ma dee rek jàpp leen ni je suis mort comme un martyr en défendant mon pays samay parents yi ngeen di dem chaque jour di wax ak ñoom dañoo sonn ci seen wax parce que ñoom xam nañ ni man dama jël décision nekk un martyr pour le Sénégal waxuma leen ay police nii de ay police yóbbuma police loolu moo may tiital ñun dee mooy loo xam ne chaque jour bu ñu yeewoo dañ koy xalaat donc bu ñuy dund chaque jour ni dañuy jàpp ni chance la ci ñun surtout ay police ay gendarmerie ay police ngeen fa ngeen may yóbbu pour man ma noppi yéen est-ce que ça va bien dans vos têtes xanaa xamoo leen détermination kuy wax ak yéen ñun dëkk bi gis ngeen lu gaay nangul wax loolu la ñu war a waxtaanee pour dëkk bi changer lu tey dëkk bi yëpp depuis 60 mooy nax ak manipuler ay sénégalais partagé leen vidéo bi sama gars yi saa yu ñu yaakaaree ni kenn du ko partagé yéen ñiy gëm Sénégal yéen ñiy yeewu ci àdduna bi partagé leen vidéo bi ñu won leen ni sénégalais yeewu nañ jeunesse bi yeewu na de mais dañ ko bëgg a manipuler ba léegi partagé leen vidéo bi da ngeen ko war a partagé ay milliers de partage même bu fekkee signalé nañ ko partagé leen ko parce que bëgguñu ngeen yeewu bi ngeen yeewu nii dafa jaaxal ñëpp donc am na ñoo xamante ni dañuy chantage Macky Sall dañuy ne Macky Sall xoolal boo nekkul ci ñun lu ñu bëgg dinañ bàyyi ndaw yi jóg léegi bés boo ñëwaatee delluwaat ci ñun ñëwaat sukkaat ci ñun ñu ne ndaw yi toog leen donc am na ñoo xamante ni dañuy chantage sax Macky Sall di business ci seen kaw acceptation bi ngeen accepté lépp di business seen kaw dina Macky Sall gis nga boo ñëwul fii nii raama jeunes yi dinañ taal Sénégal waaye bés boo ñëwee raam ñu wax jeunes yi toog leen jeunes yi yëpp toogaat comme ay golo ñoo xamante ne xamuñu ñoom lan la ñuy xeex comme si ñun ay golo lañ quoi ñun xamuñu lu ñuy xeex nit boo xam ne am na lépp ci àddunam moo la war a ne toogal nga toog yow mii xamante ni amagoo dara
nit boobu moo war a jóg ne la toogal quoi sa waay pareel ci xeex bi nga pare ci xeex bi te yow sa àdduna li nga doon xeex jotoo ci dara amoo ci dara mu ne la toogal nga ne ok toog na. sama page xam ngeen man lan moo tax ñu bëri bëgguñu ma parce que gis ngeen Sénégal hypocrisie loo xam ne dañoo bëgg ñëpp di ko wax loolu moo tax nag may nuyu sama père Abdoul Mbaye gis ngeen père Abdoul Mbaye man dama koo fan xam nga lu tax ma fan père Abdoul Mbaye parce que dafa dem ba télé juge Samba Sall bu mu décédé ñu bëgg ñu imposer hypocrisie ne malaayka la parce que dafa dee juge père Abdoul Mbaye ne leen man affaire boobu du man maa ko publier woon mais am na sénégalais yu bëri tamit ñoo xamante ni ñu mel ni Kayz Fof merci beaucoup ci ni nga ma cité ñu mel ni Kayz Fof nangootuñu hypocrisie boo xam ne dañ koy bëgg a forcer sénégalais ne leen da ngeen war a def lii par la force parce que nit ki dee na rek mooy malaaka la non nit buy def lu bon yéeféer bu deewee ñëpp du yéeféer sax waxuma ku gëmul yàlla ça veut dire ku bon kuy noot ay askan yi lëmb bu deewee dañ koo war a fete man loolu laa gëm ku bon koo xam ne dafa doon noot ay millions de sénégalais bu deewee loolu libération la pour un peuple mais bu deewee hypocrite ay masla nañ ko ñaanal nañ ko kiiwal ñëpp ñaanaloon ko dee mu dee ba pare ñëpp di jóg waa dee kenn du ko yéene nit dee kenn man gëmuma seen hypocrisie moo tax gars yi di naan kii du sénégalais parce que bu nee seen jikko yooyu mooy nekk sénégalais man du ma sénégalais bu dee jikko hypocrisie yooyu mooy nekk sénégalais kon c'est un type hypocrite waaw man loolu bokkul ci man te sénégalais la te ñu bëri comme man lañ mel moo tax ñu bëri fi di partager bu baax xam ne ñoom ay nitu dëgg lañ ñoom hypocrisie moom jaaru leen fenn moo tax gaa yooyu nag ñoo may seetaan man ay fanatique ay dof ay con duñ ma seetaan ay kilifa ñoo may seetaan ay kilifa ci politique bi ñoom laay waxtaanal ci suuf ñoom laay kiyal ñoom ñoo may seetaan man ay golo yu fanatique yoo xamante ni lu leen neex la ñuy bëgg ngay wax ñooñu duñ ma seetaan parce que man nekkuma fi pour qui que ce soit je suis là pour le peuple voilà ay bébé fii lañu waaw Amadou Sow mu ngi koy wax Abdou Amadou Sow mu ngi koy wax fii la ay bébé dee ci hôpital bi 7 bébé hypocrite yi ñu doon en tant que sénégalais Samba Sall dee na ñu def ko mort nationale 7 bébé négligence tax na ñu dee ci hôpital yi kenn faalewu leen yéen vous choisissez autorité dee na rek mooy tax dafa war a nekk deuil national ban façon autorité kuy noot askan bi ku fi nekkoon ci injustice di jël ay nit tëj leen de façon malhonnête kooku bu deewee ñëpp dañ ko war a mettitlu ñëpp dañ ko war a yëg seen yaram 7 bébé yoo xamante ni seen vie yàqu na ci négligence su Macky Sall ñooñu dee nañ kenn waxul ci ñoom c'est normal peuple bi bu deewee moom c'est normal que le peuple meure waaye kenn ci ñoom bu deewee dañ ko war a def affaire nationale ñëpp a war a triste ñëpp a war a jooy ñëpp a war a kii parce que ñoom ñoo gën seen baay yi dee chaque jour seen papa dee seen cousin dee seen tante dee ñooñu ay nit yu tekkiwul dara lañ ci Sénégal ci ñoom seen conception kenn waru ko mettitlu da ngay gis sax sa papa dee koñ bi 5e kër bi ñu ngi fay fête mariage 6e kër bi ñu ngi fay fête génte sa papa dee na nga compter ñeenti gàlle 5e gàlle bi ñu ngi fay fête 5e gàlle bi gaa yaa ngi fay fête mais man mi koy wax ci internet bi dañuy dëkkaloo fu ma warul dëkk naan xolom dafa bon dafa soxor dafa iñaan alors que seen quotidien la yéen a ngi gis seen mbokk day dee gaa yi baali ji seen mbokk yi dañuy dee gaa yi fete ji kër bul jàkkaarloog seen kër sax day fete fii nit yaa ngi jooy fii nit yaa ngi ree waaye ci internet bi moom kenn warul génn wax boo waxee rek ñu ne la non dangaa soxor da ngay yéene nit dee yow xol bu bon nga yor mais sénégalais yi nañu bàyyi hypocrite nañu bàyyi hypocrite nee naa leen bés bu ma naree dajale ay dof ci sama page rek damay bàyyi internet bi bés bu ay dof kese nar ma déglu ci internet bi ay con ñëw fii di ma déglu di ma tiitaroo di ma ndamoo di ma déglu yaakaar ni ñoom lay waxal bés bu mu waree am rek man ma bàyyi di wax ci internet bi man soxlawuma benn dof ci sama ay page dof yi yëpp désabonné wu leen ngeen dem ci ay page yoo xamante ni waxu dof yooyu lañ leen di wax ci nax bi ngeen bëgg ñu leen di nax foofu lañ nekk ñu berse leen ci seen yëfu dof yi ngeen xool 30 ans après ngeen xool seen vie ngeen xool ndax changé na 1 centimètre ngeen gis chaque jour ñu ñëw gondi leen di leen jox ay 500 francs
200 francs 1000 francs 10 000 francs ngeen dem rey kaay soof ndax 10 000 francs boobu moom tabax na 5 kër yow 10 000 francs bu mu la jox tax na nga dem agressé ji Guy Marius Sagna sa vie yëpp da ngay daw ginnaaw 10 000 francs yooyu moom am na oto boo xamante ni 200 millions lay jar yow à cause de 10 000 francs dem nga ci agressé Guy Marius Sagna moom fu mu dëkk terrain bi jar na 1 milliard de francs CFA à cause de 10 000 francs bu mu la jox yow dem nga ci agressé Guy Marius Sagna à cause de 10 000 francs soxlawul sax ñu jox la lu bëri Aliou Sall sàcc na suñu 7 000 milliards jël ay garde corps yoo xamante ni wóor na ma ni fayu leen lu ëpp 50 000 ñi nga xamante ni dañoo war a jàkkaarloog bu Dakar ndayam arrêt ñooñ ñoo koy protéger il crée des ennemis sax entre ñun suñu biir nga sàcc 7 000 milliards sénégalais am xol nekk sa gardien ay jeunes ñi nga xamante ne nee nañ dañoo bëgg seen dëkk ñu am xol nekk sa gardien sàcc 7 000 milliards Aliou Sall ay sénégalais di ko protéger contre les autres sénégalais parce que dañ leen manipuler da ngeen xiif loo leen am jël waaye xiif boobu ci lañ bëgg ngeen génn sa waay dañoo bëgg ngeen génn ci xiif googu bës leen bouton cœur yi bu baax ngeen partager vidéo bi fanatique yi yëpp désabonné wu leen ci samay page désabonné wu leen ci samay compte désabonné wu leen fépp ñun faalewu leen lijjantiwuñu leen ñun luy yóbbu Sénégal kanam la ñuy wax mu neex leen ngeen seetaan neexu leen ngeen dem seen yoon partagé waat leen parce que dañoo jàpp ni kuy wax waxu dëgg Sénégal kenn du la bëgg yéen ñiy bëgg dëgg day leen koy partagé bu baax wan leen ni Sénégal dafa changé Sénégal nit yi doxewuñu mentalité yooyu léegi sénégalais yi léegi dañoo yeew dañoo tukki xam àdduna nu muy doxee kenn mënul ñëw di leen tënk ci ay waxu dof ñu yaakaar ni ñoom jekku nañ la chaque jour bu ñu yeewoo dañuy naan ñu ngi leen di jokku ba léegi ñu ngi leen di jekku naka xelu population bi ñu ngi gën a con rek ñu naan baax na Macky Sall di jël éducation di ko yàq fi ngeen waroon am niveau di comprendre mu def leen ay con ça veut dire un pays boo xam ne diine gi def na la con du diine islam moo la def con de mais ay nit ñi nga xamante ni dañuy pervertir diine gi ñoom def nañ la con jàng tubaab bi tamit def la con ça veut dire ñaari jàng yoo xamante ni nit ki daf ko waroon jàng soit nga jàngu diine nga yeew wala nga jàngu diine di jàngu nasaraan nga yeew ñaari jàng yooyu yëpp dañ koy nasaxal comme ça ngeen nekk ay dof bu ñu waxee bu dee diine gi moo waroon ibbi seen bopp diine googu noonu ñu transformé ci seen bopp ngeen nekk ay golo bu dee jàng français moo waroon tax ngeen nekk ay nit yu comprendre enjeu jàng français boobu tamit ñu yàq ko comprendre ngeen comme ça yéen da ngeen di nekk di errer nii rek da ngeen di nekk di tourner dans tous les sens doo leen xam fi ngeen jëm ñoom ñu leen di manipuler gis nga pire lan mooy méthode dictateur yi xam ngeen mooy lan yàq bépp système bu waroon permettre population bi ñu comprendre enjeu adduna bi européens yi ñoom lan la ñuy xeex dañuy éduquer seen jeunesse bi yëpp éduquer seen population bi yëpp ba ñëpp di comprendre politique bi nu muy doxee ñëppay comprendre enjeu yi bu amee voté ñëpp dañuy xam li may voté nii lan la ma mun a yàqal li may voté lii lan la ma mun a jox donc gars yi di xam lii su ma ko defee dina ma andi lii dette bu Macky Sall jël nii 200 milliards yu ko banque mondiale lebal nan ban conséquence lay am ci sama dund donc man dama ko war a fay sama doom yi dañ ko war a fay dañuy yokk prix essence dañuy yokk prix lépp lu ñuy jënd dañ koy yokk pour ñu mën a fay bor boobu ñu ne déedéet bor boobu nanguñu ko mais dëkk boo xamante ni ñoom xamuñu dara luy xew ci dëkk bi lu Macky Sall def rek dañ lay ne lu baax la woon loolu moo tax ma def ko ñu ne ok kon baax na ñoom jéemuñu xam fu ñu leen di waxee lu am njëriñ ci ñoom sax daf leen di sonal dañuy bëgg a nekk ci ay lu ñu leen di bercer waaw Sénégal moom maam ñaanal na ñëpp Sénégal moom jarul ngeen di def dara maam assuré na lépp waaw Sénégal du mës a tàkk Sénégal moom kilifa yu fi tëdd tax na ba Sénégal non mais sama gars yi imagine leen discours boobu ñan lay arrangé imagine leen toog leen ngeen yeewu ngeen ne discours boobu noonu kan lay arrangé est-ce que man peuple bi daf may arrangé tu n'es pas éduqué ci côté islam tu n'es pas éduqué ci côté français ngeen di dox rek xam-xam seul xam-xam bi ngeen am mooy déggoon naa waxoon nañ ma nettali woon na benn waaju baax nettali woon na lii loolu mooy seen xam-xam jàngoo leen mënoo leen sax lire mais encaissé nañ ci xaalis si ay dégg naa maam waxoon na fi toog naa ak benn waaju baax bu ma ne woon
ci loolu la ñu nekkee milliardaire saa waay amuñu xam-xam de seen xam-xam bi yëpp dégg naa waxoon nañ ma lii benn nit ku baax nettali woon na fi lii loolu mooy seen xam-xam nekk nañ ci ay milliardaire non pendant que nit yi di toog man toog naa 25 ans de ma vie ci banc école pour am xam-xam 25 ans sama dund yëpp dama ko toog ci banc billahi wallahi wa tallahi 25 ans sama dund dama ko toog ci banc école pour am xam-xam mais nit day yeew mu ñëw ne la maam déggoon naa kii déggoon naa moom xam-xamoom bi yëpp ay déggoon naa la dem ko uti jàngu ko toogul sonn pour am xam-xam bi waaye lépp lu mu jàpp day dem toog fu ñuy waxtaanee mu naan déggoon naa li déggoon naa kii waxoon na fi de benn waay yooyu doo mu sa xam waajooju kan la day toog inspiré duul ne benn waaju baax da newoon na fi sëñ bi bu mu toogoon ak kii day fen dara ci lu muy wax noonu du dëgg mais waajooju muy wax noonu kenn mënul xam ban waay la ay benn borom xam-xam de newoon na fi benn borom xam-xam boobu kan la kenn du ko laaj ay beneen beneen borom xam-xam de newoon na fi kan mooy borom xam-xam boobu kan la fen jël au lieu que ñu dem jàng ñuy encourager la médiocrité et le mensonge jël médiocrité ak fen def ko seen xam-xam dem leen uti ji bu dee diine la yàlla tegal na leen fi alquran dem leen jàng alquran bi sax ñeneen jël nañ ko teg ko de côté ne alquran bi am na lu ko gën a am importance ba pare nee nañ ay musulman lañ ban diine ngeen bokk créer leen seen diine bopp ngir yàlla ngeen bàyyi ñu ñun suñu diine islam créer leen seen diine bopp parce que ñun suñu référence alquran la donc yéen alquran du seen référence ñun ak yéen bokk ñu diine jël leen ñépp ñu koy doxee laa leen wax de waxuma ci kenn bàyyi keneen créer leen seen diine bopp ngeen bàyyi di nax nit ñi ci kaw islam yéen nekkoo leen ci islam yéen ci leneen ngeen nekk donc dafa war a leer ñu leen di topp ci loolu ñu topp leen ci loolu parce que nekkoo leen ci islam ñu nekk ay musulman ñooñu continuer nekk ay musulman parce que ñooñu alquran mooy seen référence yéen boo leen amee beneen référence bu gën a important alquran nekkoo leen ay musulman leneen ngeen donc dem leen ci seen diine gi ngeen bàyyi nit ñi nekk ci seen diine gi ñu bañ a sonalante créer leen seen diine ngeen tuddee ko tur bu leen neex waaye réer naa rek dama ciy réeralaale sénégalais yëpp loolu du am nit ñi dinañ yeew parce que vrai diine boo koy jàng du la def jaam. La vraie religion ne fera jamais de toi un esclave. La vraie religion fera de toi un esprit saint, un esprit libre. Képp ku lay jàngal xam-xam bu la nee xam-xam bi ma lay jàngal nii c'est pour que jamais bul musa xam man li ma xam bàyyi ko fa. parce que nit bu lay jàngal dafa war a ñaan yàlla sa xam-xam ëpp xam-xamam kooku mooy jàngalekat bu baax ku lay jàngal mu ne la muy 6 bëggul nga raw ko mu jox la tuuti génnal ci moom. parce que yow même grade bu mu am même grade boobu nga war a uti yow tamit mais maa ngi lay jàngal waaye bëgguma nga raw ma maa ngi lay jàngal waaye tuuti nga war a xam comme ça man chaque jour nga may jàppee yàlla loolu esclavage la tudd. képp ku lay jàngal mu nekk français mu nekk arabe mu nekk leneen mu lay jàngal te musul bëgg nga raw ko kooku ba ko fa nga dem feneen parce que yow sa ñaan mooy lan mais le maître l'élève est devenu plus fort que le maître. L'élève est plus fort que le maître. Professeur bu baax bu nekk day ñaan yàlla que l'élève soit plus fort que le maître mais le maître lui moom musul bëgg jox xam-xam élève bi xam-xam boo xamante ni sax élève bi dina ko rivaliser mais ça veut dire que c'est de l'esclavage. xool leen golo yi ñoom ñoo fi nekk boo xoolee xool leen nan la tudd attendez je vais taper son nom boo leen xoolee ah dafa sonn de dafa sonn man maa ngi France am li ma lekk ba suur naan ba màndi robinet bi muy xelli ba ci parc yi doo fay da ngay tijji robinet ndox bi di xelli moom ndox bu ko bëggee am sax pour naan amul robinet bi këram sax bu ko tijjee du am ndox comprendre ñu fii nii parc yi da ngay dem ci parc yi sax ndox bi day walangaan day tuuru ba kenn du ko moom këram sax bu bëggee ndox bu bësee bu ibbee robinet bi du am ndox moom mooy toog di la saaga alors que yaa ngi bëgg luy defar adunam moom mooy toog di la saaga yow yaa ngi ci sa confort xooloo sa confort boobu ne ñii du ma wax ak ñoom mais yaa ngi wax ak ñoom ñooy jóg di la saaga xaar leen ma xool seen photo profil yi ngeen xool kan la boo leen xoolee di ngeen gis ko sonn la ndeysaan ñoom la ñuy envoyé pour ñoom ñu lay saaga ndeysaan ñu fàtte seen propre vie xaar leen képp ku ma saaga ma affiché photom fii ni ngeen xool ay nit yu sonn la ñuy doon ndeysaan ñoo xamante ni
tey boo leen joxoon 50 000 francs chaque jour ñu lay ñaanal ci commentaire yi boo leen joxoon 50 000 francs CFA kese chaque jour ñu nekkoon ci commentaire yi di la ñaanal 50 000 rek lañ soxla pour que ñu nekk sa xaj ñoom ñooy génn di la saaga 50 000 la ñu soxla de pour que seen lépp parce que am na ñu bëri nekk di topp ay nit ñi benn jour lañ leen mës a may benn 10 000 francs 10 000 francs boobu nekk na bum ci baatam ba tax na toute sa vie 10 000 francs yooyu nga ko jox loolu la lay xoolee ku la jox 10 000 francs encaissé 2 milliards sa kaw yow 10 000 francs yooyu mu la jox tax na yow nga nekk chien xaj mu takk la bum di la diri à cause de 10 000 francs CFA ngeen ne doo leen yeew ngeen ne doo leen yeew doo leen dem fu ñuy waxee lu baax fu ñuy waxee fanatisme nga gis 10 000 like fu ñuy waxee ay fanatisme nga gis 10 000 like 20 000 like 30 000 like fii boo leen nee like leen ñu ne lan moo tax ma koy like dañuy toog naan lan moo tax may like mais fële yëfu fanatisme fu ñu leen di yóbbu noonu mais ça les touche il like bés bouton like bi buñ ko mënoon like 10 000 fois sax dinañ ko like 10 000 fois mais fii boo leen nee like leen sax dañuy kii ñu lu tax may like est-ce que jar na ma like fële ñu ngi toog di bés 10 000 like ci loo xamante ni du leen amal benn njëriñ boo leen invité ñu like foo xamante ni yaa ngi wax pour askanu lëmb duñ la faale dem leen xool football bi boo jëlee tey Neymar africain yi 1 million de j'aime lay am boo gisee 1 million de j'aime yooyu africain aimé nañu 900 000 j'aime tubaab yi amuñu sax jot xool page u Neymar ñu ngi nekk ci seen liggéey africain yi foo xamante ni seen intérêt nekku fa amul gañewuñu fa dara amuñu fa benn njëriñ fa la ñuy dem di rey seen bopp Neymar nga gis ñu tuddee seen bopp Neymar tuddee seen bopp lii di rêver mais foo leen ne kaay leen ñu xeex pour que Sénégal ñun ñu mën a am ay Neymar yoo xamante ni comme Sadio Mané dañuy jóge Sénégal di briller loo Sénégal bëgguñu loolu ñoom dañoo bëgg chaque fois di bëgg ñoo xamante ni vraiment soit ñu leen di nax wala ay comédien wala dem leen xool film yi ñuy jouer ci internet bi nii 30 000 like 30 000 like dem leen xool série dof yi ñuy série fii nii ci Facebook bi dama leen envoyé pour ngeen dem xoolal seen bopp rek de dem leen xool série yi ñuy jouer ci Facebook bi ngeen dem xool sénégalais yi ndeke noonu la ñuy yëwénee ci like 40 000 like damay toog ma ni caa mais ce peuple là il est capable de ça di joxe ay 40 000 like pour ay reetaan ay distraction kaay leen ñu xeex pour suñu vie ñun ñëpp ñu toog seetaan la nga wéet ci waaye kaay leen ñu foo ñëpp daw seen vie bi yëpp foo ngeen ko ba màgget ngeen rendre compte ni réaliser woo leen dara ci seen àdduna ngeen nekk ci ay rëccu ay man bu ma nekkoon xale tojoon naa Grand Théâtre tojoon naa fii seen àdduna yëpp nekk ay regret man bu ma nekkoon ndaw di wax ay yëfu dof yu ñu nekkee woon te xamuñu ni loolu moo leen tardel ba tey ñu bëgg xale yi tamit nekkaat ci loolu dem ba am 50 ans xool autour de toi gis ne réaliser woo dara ci sa àdduna bi ngay toog rëccu ay suma xamoon amatoo doole bi amatoo âge bi amatoo intelligence bi amatoo kattan bi amatoo dara ngay toog di rëccu nag suma xamoon balaa may nekkoon ci ay Neymar ma dem lijjanti ji sama àdduna balaa may nekkoon ci ay affaire de maam def na lii maam def na lee ma dem fexe ni may defaree sama àdduna ma dem déglu ñoo xamante ni bu ñu leen toppoon sax Sénégal baaxoon te ñu mën a am retraite dañuy dee retraite sax duñ ko am retraite duñ ko am parce que amul dara lu ñu liggéeyoon nekk ci ay yëfu dof lañ leen concentré dem nañ ba màgget retraite sax amuñu ko toog di woyaan di dox buntu koñ waaye doo jox sa maam doo jox sa grand 5000 francs doo jox sa grand 500 francs doo jox sa grand 200 te jamono bu ñu leen doon ne bu ñu nekkoon xale kaay leen ñu xeex kenn ci ñoom bëggutoon xeex dañ leen waaye jaru ko yéen da ngeen ñuy sonal rek léegi nekk nañu ay pas dañuy gis benn booy bu jóge kaaw ñu jéppi ko waaye booy bi dafa mën a gondi quoi moo tax neexuma fii lay fekk ay baayam ñun fu ne dugg nañ fa ñun boîte bu nekk toj nañ ko ñun xoolal oto bu nekk xoolal gars yi dugal nañ ñu ci waaw mais réalisé wul dara da lay jéppi nii rek parce que moom xolom dafa bon parce qu'il n'a rien réalisé day gis ku tekki sax mu jéppi ko parce que jamono bu mu waroon xeex pour changer sa vie moom ci ay yëfu dof la nekkoon di yuuxu di wax ay eskay di daanu leer di dafay yëfu golo mu dem ba màgget ci loolu gis ni moom réalisé wul dara ci àddunam muy toog nag di mere ñëpp ñu tekki je vous dis la vérité dëgg neexul
dëgg neexul yoon bi ngeen nekk nii Sénégal du ci changer mukk yoon bi ngeen nekk nii dinañ ko continuer fii ba 50 ans Sénégal du changer lu leer laa leen di expliquer tant que changer woo leen seen mentalité tant que changer wuñu suñu mentalité ñu yeewu ñuy nekk ci lu ñu amal njëriñ plutôt que di nekk ci vivre dans le passé maam lu mu liggéey ça fait longtemps liggéey na ko pour moom digganteem entre moom ak yàlla la ko liggéeyu ko pour yéen jour yoomal xiyaama ku nekk li ngay liggéey nga fay fekk maam diggante ak yàllam la doon liggéeyul pour yéen liggéeyul pour kenn ci yéen boppam la doon liggéeyal fexe leen ngeen liggéeyal seen bopp ngeen di nekk di wax liggéey boo xam ne nit ki da ko defal boromam ngeen ciy bëgg a gagner encaisser xaalis liggéey leen pour seen vie yeewu leen jeunesse bi man bëgguma kenn manipuler leen moo tax may sonn nii rek gars yi partagé waat leen nee naa leen wax bu yoo xamante ni pour ñoom ku ko wax kenn du la seetaan wax yooyu ngeen war a partagé woon leen ni ñun ñiy yeewu ni wax yi nii moo ñuy neex ñu koy partagé contrairement ak li ngeen yaakaar ni yëfu dof yi ngeen di yaakaar fa la ñuy nekk di ko partagé ay millions de partage ay 10 000 partage ñun léegi dañoo yeewu activistes yi la ñuy ñëw dooleel parce que ñoom ñoo ñuy waxal loo xamante ni ci seen gémmiñ kese lañ koy déggee ci Sénégal doo leen ko dégg feneen ci Sénégal am na wax yoo xamante ni bu nekkul activiste yi ñoo leen ko fi wax doo leen ko mës a dégg ci Sénégal kenn di ko wax te dëgg la lu ñu leen wax yëpp dëgg la mais Sénégal discours boobu noonu ci activiste yi kese ngeen ko waree dégg xanaa activiste yi kese ñoo war a bëgg Sénégal parce que ñun lépp lu ñuy wax ni dëgg la waaye ñi nga xamante ni am nañ baat soit ñu nekk artiste duñ leen ko wax rares sont les artistes yoo xamante ni dañoo nekk du côté du peuple bu ñu xamee ni am nga tuuti baat rek ñu xëcc la corrompre la commencé la jox ay milliards nga tëj sa gémmiñ parce que dañuy xam ne kii bu waxee ñu bëri mën nañ ko dégg ñu corrompre ko bu fekkee footballeur nga mënoon wax adduna bi yëpp dégg ñu corrompre la commencé di la jox ay affaire di la may terrain di la may oto wala di la kii tëj sa gémmiñ yow tamit doo waxal askan bi bu nekkee kilifa diine nga saa yu ñu sàccee benn terrain bu nekk ci wetam ñu may ko kilifa gi ñaata lay jar 3 milliards kilifa gi jaay na terrain boobu encaissé na 3 milliards moom tamit du waxal askan bi kan moo des jeex na politicien bi moom boppam la fi nekkal di leen révélo fekk portefeuille ministériel bi jàpp na ni portefeuille personnel la dañ koy voter budget 3 mois plus tard budget ay milliards ay 20 milliards comme Diouf Sarr nee na budget bi dem na léegi ba 20 milliards budget santé bi 3 mois plus tard nga dem ci hôpital yi ñu ne la garab amul ci hôpital yi nga dem ñu ne la gant amul ci hôpital yi te budget am nee na en 9 ans budget am mat na 20 milliards nga dem docteur yi ne la ñun suñu blouse bi depuis 10 ans même blouse boobu lay sol te nee na voté nañ budget 20 milliards yëpp jël na 19 milliards dugal ko ci poosam jël 1 milliard investir ko pour le peuple yéen ngeen ne doo leen yeew ngeen ne nit ñooñu ngeen war a déglu ngeen ne nit ñooñu ñoo leen yéene jàmm ngeen ne nit ñooñu ñoo baax ci Sénégal ñooñu ñoo assurer stabilité dëkk bi stabilité ci kaw nootange bu ñu teg peuple bi ñépp ñuy wax seen àdduna baax na ci seen média yi ñépp ñuy wax di défendre état bi seen lépp baax na yéen seen dara baaxul ngeen di toog di rey seen bopp seen ginnaaw ngeen di tardé di perte buñ leen nee nañu xeex pour ñépp am tuuti ci réew mi ngeen ne yéen doo leen ci bokk yéen doo leen xeex te ñoom ñi ay ministre di ay député ñoom seen lépp baax na député yi dañ leen di fay ba fay seen jabar yi jabar bi nga xamante ni amul benn liggéey bu muy defal askan bi dañuy fay seen jabar yi dañ leen di fay député jabaru député anal ban njëriñ la amal réew mi mais dañ koy fay ba fay jabaram bu amee ñaari jabar yi ku nekk am 2 salaires yéen amoo leen dara liggéeyoo leen amoo leen xëy amoo leen gontu wala am ngeen diplôme amoo leen liggéey yéenay toog di daw seen ginnaaw buñ leen ne kaay la ñu def révolution bi pour ñëpp mën a am seen liggéey ngeen saaga ni yéen ñi amul yi yéen a ñuy saaga man sax tànne naa maa ngi France mais yéen a ñuy saaga te xeex bi yépp lu ñu ci dugal c'est pour que yéen ngeen bañ a dund jafe-jafe yooyu il faut que ngeen yeewu sama gars yi
faut ngeen yeewu dañoo jël ñëpp corrompre leen amul kenn ku leen di waxal ñun ñoo leen di waxal ñun ñooy seen baat yéen boo leen supporté wul normalement yéen Sénégal ñi ngeen war a estimer plus ci Sénégal du artiste du footballeur du kilifa diine du leneen ko dul activiste yéen activiste bi ngeen ko war a teg Sénégal amul kenn koo xamante ni war ngeen ko fa teg parce que les seules personnes qui parlent pour vous ñun la les seules personnes qui sont sincères di leen défendre ñun la ñeneen yëpp faalewuñu leen seen intérêt bopp lañ fi nekki yeewu leen ñun tamit bu ñu demee ba sonn croiser suñu loxo ñëpp naan Sénégal du dem parce que gars yi gis nañ def nañ effort gis ni yéen ñi ngeen di jàppale du ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen di xeexal ñi leen di noot ngeen di jàppale syndrome de Stockholm sa ennemi ku la noot da nga dem ba créer ay réflexes yoo xamante ni da nga koy bëgg daf la noot tellement que syndrome de Stockholm ay prisonniers nga ñi nga xamante ni ñu leen jàpp en otage da ngeen dem ba tomber amoureux de vos otages yi ñu leen otage ni da ngeen dem ba bëgg leen nob leen ci otage bu ñu leen def da nga leen mujjee fan gars yi ay guerrier lañ quoi parce que ñun bëgguñu dara alors que ñun ñëpp bu ñu jógoon ils ne vont représenter rien du tout dans ce pays gis ngeen jamono boo xam ne ñun ñëpp jógoon nañ ñoom ñëpp dañoo daw mais fexe nañ ñu commencé di ñu diviser waat pour amaat doole suñu kaw indi leen ay làmb gis ngeen Macky Sall buñ ko nee couvre-feu bi bëggatuñu ko jëlee na ko fi mais yaakaaroon ngeen ni munoo leen def dara ba Macky Sall jëlee fi couvre-feu bu ñëpp jógee Macky Sall fàtte na waxu coronavirus ci Sénégal fàtte na ko am na yeneen préoccupation yu bokkatul léegi ak coronavirus fii la toog emmerdé ñu pendant ay mois noot ñu ne kenn du génn bu ñëpp jógee Macky Sall fa la bàyyee coronavirus fàtte na ko waxatu ko sax bàyyi na waxu corona fàtte na ni am na sax am na comme jàngoro parce que daf leen doon testé lépp li ngeen nangu dañ koy teg seen kaw lépp li ngeen nangu dañ koy teg seen kaw muy metti nit loo mënul supporter da ngay génn ne lii mënatuma ko mu arrêté parce qu'ils prennent des décisions pour vous pas contre vous on a voté des budgets jox ko ñii pour qu'ils prennent des décisions yoo xamante ni ñun peuple bi moom lañ leen wax ñu def ko mais duñ ko mës a def ils prennent des décisions pour eux-mêmes di voter ay budget di joxante xaalis képp ku mësoon nekk premier ministre ñu jox la 10 millions de salaire à vie 10 millions di jël suñu xaalis di ko def lu leen neex yéen peuple bi ngeen di toog di seetaan waaye lii du yoon lan moo tax ñu war a def ëllëg ngeen jóg dem fekk leen fu ñu nekk ngeen taal seen palais yi taal palais de la république ñu construiraat beneen palais parce que ñun ñoo ko moom ngeen di dem toog ay non lan moo tax Macky Sall di def lii Macky Sall moom bëggul askan bi te xamoo leen ni ñun peuple bi ñun ñooy le peuple ñun ñooy le Sénégal sans peuple il n'y a pas de pays waxuma leen sans président il n'y a pas de pays de sans président un pays existe mun nañ jël n'importe qui defaat ko président mais sans peuple il n'y a pas de pays yeewu leen président mun nañ jël n'importe qui def ko président parce que peuple bi mooy choisir nit rek teg ko fa mais sans peuple il y a pas de président il n'y a pas de pays yeewu leen sama page Facebook bi yëpp censuré nañ ko bii nii bu bees bii nii ma dem maa ngi am chaque jour ma wax leen sama nombre page sama page yi yëpp bu ma leen dajalee nombre de nit yu may suivre ci page yi yëpp laa leen wax mais bu ci dem dañ koy censuré mat na 400 000 personnes bu nekkoon Facebook musuma woon censuré page Kayz Fof dina am 400 000 personnes yu koy suivre ci àdduna bi yëpp lancé na le messager du métro tapé leen ngeen dem xool 130 000 personnes ñu censuré ko ngeen tapé page Kayz Fof 78 000 personnes ñu censuré ko ngeen tapé Kayz Fof page 87 000 personnes ñu censuré ko nga ñëw bii nii ñu censuré ko YouTube bi sax ñu ngi commencé di signaler sama ay vidéo ne dañuy restreindre sama chaîne YouTube bi mu ngi am bientôt 50 000 personnes ñëpp ñu may seetaan bu ñu ma bàyyoon ma wax il y aurait 400 000 Sénégalais au minimum pas que Sénégalais 400 000 personnes dans le monde ñu ma doon déglu mais duñ ma may ma wax booy bi lu muy wax day révolter loo nit ñi discours boobu warul jàll page bu bees bu mu créé censuré leen ko balaa mbooloo di ko fa fekk yéen Sénégalais yi
ngeen war a accompagner xeex bu page yi yëpp jox naa leen ay référence mun ngeen dem vérifier balaa nga fi ñëw ne amul t'appelle Lansana le messager du métro mënatuma fa sax def direct ba nit yi gis ko censuré nañ sama page yëpp compte Facebook bu ma créé ñu désactivé ko compte Facebook bu ma créé ñu désactivé ko bugguñ ñu ma wax sénégalais yi di ma dégg parce que kii équilibre bi boo xamante ni injustice moo ko fondé moo nekk fondement bi injustice boobu la ñu bëggul kenn kuy ñëw yee sénégalais ci injustice boobu moo tax des petits activistes nii bu ñu jógee ne dañuy wax ak man samay page yëpp buñ ko boolee yore 400 000 ou 500 000 personnes ñoo xamante ni dañ may seetaan bokkuma ak yéen dañ may diviser pour yàq sama doole disperser sama doole yóbbu page bi ni censuré bi nga créé waat beneen balaa nit yi di fa ñëwaat ñeneen yi découragé gisatuñu la ñu arrêté di la suivre noonu la ñuy def boo nekkee page boo xam ne da ngay nax nit ñi da ngay def ay comédie ñu booster sa page ñëpp di ñëw di fa abonné wu sénégalais di nekk ci distraction di ko booster yéen ñii peuple bi yéen ñi waroon soutenir ngeen di toog di ñu seetaan ñu ñuy noot ñu ñuy noppiloo ci internet bi foo xam ne mooy seul endroit bi ngeen di déggee dégg ngeen di toog di seetaan bu ñu leen ne jàppale leen ñu ci partage bi sax gars yi toog croiser seen loxo ne lan moo tax ñu war a partage suñu xeex la ñun kenn du ko ñëw def suñu place sama gars yi man ak yéen ñun ñoo bokk lu ñuy jooy ñun la yitteel ñun la amal importance ñun ñooy xeexkat yi